asalaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey ñuy dalal Hadjibou Ndiaye nekk tamit responsable politique ñëpp xam ko ci Thiès ci émission homme politique dañuy bàyyi Hadjibou rek mu nuyoo ak mbokki xarit ñu seetaan ci émission homme politique Hadjibou asalaamaaleykum. waaleykum salaam Kaaw maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan yëpp kenn ku si nekk si turam ak santom maa leen di sant di ziare waa Thiès yëpp nga xamante ni ñoom ñuy déglu à travers Thiès Info ak Thiès TV comme ni ko waxee. Hadjibou sa jaar-jaar ci politique c'est riche parce que bu ñu xoolee bëri na ci ay formation parti yoo xamante ne Hadjibou jaar na ci Hadjibou ñu bëgg rek nga ñëw ci formation yooyu. waaw sama jaar-jaar si politique ndaxte li si bëri dama si PDS laa ko jaar nekk fa Benjamin Libéraux nekk xale boobu sax amuñu carte voté mais idéologie PDS ñu gëm ko daal di adhéré si biir parti boobu noonu muy parti démocratique sénégalais. bon nekk si biir parti bi tamit di si xeex nekk ndaw ba intégré UJTL mooy instance UJTL ba ma si intégré aussi nekk si biir nekk fa en tant que secrétaire administratif ñu nekk fa di xeex ba ma nekk fa secrétaire général de l'UJTL de la commune de Thiès Ouest. bon si biir loolu nag ñu amoon ay xëccoo si biir parti bi sama xëccoo yu metti si biir parti bi looloo waraloon sax ma génn si biir parti bi reculer jël samay devant créé benn mouvement bu ñu tuddee CRD nekk si ak samay naataango yoo xamante ne man ak ñoom ñoo nekkoon si biir UJTL dans les différentes communes mooy commune Est commune Nord nga xamante ni le frère Mamadou Thiam moo fa ne commune Nord nga xamante ni le frère Birane Gueye ñoo fa ne ñu bokkoon combat boobu génnandoo donc si la ñu créé mouvement boobu ñu naan ko CRD. bon si jaar-jaar yooyu noonu nga xamante ni si dans le parti démocratique sénégalais donc si la nekk ba daal vraiment nekk fa responsable ba génn dans le parti nekk nag si mouvement bi nga xamante ni le président Cheikh Hadjibou Soumaré moom moo ko taxawal mu tudd démocratie et république et donc muy candidat daal di teg candidat daal di déposer candidature am pour nekk njiitum réew et donc daal si biir mouvement boobu noonu c'est lay travail ànd ak samay naataango yi nga xamante ni ñoom laay liggéeyandoo fii dans le département ak si communes yi nga xamante ni moo nekk si biir Thiès. alors très bien wax nga ko léegi mouvement démocratie démocratie et la république muy bu Cheikh Hadjibou Soumaré mais Hadjibou Soumaré tey ñu bëri ñu ngi wax Hadjibou bon bëri na ñoo xam ne dañ naan xamuñu Hadjibou Soumaré wala daawuñu dégg Hadjibou Soumaré wala dañoo gisoon ne Hadjibou Soumaré nit ku effacé la tey mu dugg ci politique li ni mel boo ko doon jàngat est-ce que bett na la wala bett la tey mu laaj réew bi. waaw Cheikh Hadjibou Soumaré moom ku ko xamoon technocrate lañ ko xamee nekk na fi directeur du budget nekk directeur des finances jóge fa nekk ministre du budget nekk premier ministre nekk président de la commission de l'UEMOA donc kenn mus koo xamal si politique donte ba muy nekk ak le président Abdoulaye Wade nekkoon ak si biir PDS donc milité wul woon si biir PDS donc dafa ñëwoon en tant que technocrate et donc ba nga xamante ne ba mu demee ba xam ni mission am jeex na si fële mu nekkoon mooy commission de l'UEMOA donc si la ñëw daal di créer démocratie et république gis ni moom jot na tey mu wax maanaam si réew mi nu muy doxee en tant que sénégalais et donc ñun tamit en tant que ndaw ñi nga xamante ni tey am nañ yaakaar ni avec le président Cheikh Hadjibou Soumaré donc yaakaar bi nga xamante ni ndaw yi am nañ ko muy maanaam si wàllu xëy donc si wàllu développement réew comme gis nañu moom aussi économiste la donc carrière réew yëpp da ko def si économie donc ñu jàpp ni kii war nañ mun a ànd ak moom fexe mu falu mu nekk njiitu réew pour redresser le Sénégal parce que gis nañ ni Sénégal économie bi doxul et donc réew mi lu si bëri dafa taggatémbe donc suñu amee un président comme Cheikh Hadjibou Soumaré yaakaar nañ ni dina teg Sénégal si raay donc looloo waral tey ñun ñu ànd ak le président Cheikh Hadjibou Soumaré pour fal ko mu nekk njiitum réew. alors très bien wax nga ko sànq tey économiste la dëgg la Sénégal ay littéraire ñoo ko fi jiite woon mel ni Abdoulaye Wade ak tey Macky Sall di ingénieur géologue bi nga xam ne tey moom moo yore Sénégal tey wax nga ko mais Hadjibou en tant que ndaw nga dugg ci politique ci Benjamin ba dugg ci instance jeune bu UJTL tey ngeen dem diggante bi ngeen amee jiixi jaaxal ci biir PDS génnoon ngeen créer ab mouvement mel ni ku jàppale président Macky Sall. non créé woon nañu mouvement mais jàppale wuñu woon président de la République donc ba ñu créé mouvement bi tuddee ko CRD comme ni ma la waxee
donc ñu créer benn conférence de presse parce que yow gisoon ngeen xeex bi nga xamante woon am na si biir PDS maanaam si instance ndaw yi ndax te man kii bi ma jiite woon banqaas bi nga xamante ni jiite woon naa ko muy sama commune Thiès Ouest et donc dafa amoon benn responsable boo xamante ni dafa bokkoon si ñun jël ay ndaw pousser leen jox leen ay moyens pour ñu ñuy jéem a xeex maanaam si secrétariat général boobu nga xamante ni ñun ñoo ko nekkoon et donc ba mu demee ba xam ni donc arrangé wu ma ko si commune am si commune bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk te dafa yaakaaroon ni donc moom mun na manipuler jeunes yëpp et donc comme man du ma koo xamante ni dañ koy manipuler si politique donc looloo waraloon mu xëcc ay ndaw daal leen teg donc ba mu xëccee ndaw yooyu teg leen ndaw yooyu di dal sama kaw donc si laa jël sumay responsabilité xam ni kat si politique lañ nekk te politique nag comme dañ koy def te ñun Abdoulaye daf ñu mus a jàngal politique bu sell politique boo xamante ni warul am ay xeex wala ay xuloo comme donc ñun ay responsable lañu ay ndaw la ñu jàng ci parti bi lu bëri donc ñu daal di génn jël suñu destin en main. waaw alors mais tey bu ñuy wax Hadjibou Soumaré tey li nga xamante ne gis na ko muy ay incorrection li mu jàppee ci wàllu régime mu Macky Sall ba tax tey muy sóobu parce que bu ñu waxee démocratie et république dafa mel ni ñu ngi introsé wu ci lu bëri tey li nga xamante ne rek moom mooy coow li ñu bëri ginnaaw rek bi nga xamante ne Hadjibou Soumaré def na ay visite de proximité def ko ci chefs religieux yi dem seeti dem Touba dem Ndiassane dem feneen def na déclaration am wane ni candidat la ci présidentielle yi ñu jëm mais est-ce que tey yéen li ñuy wax ni Karim Wade ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Hadjibou Soumaré ñenn ñi sax di wax ni Hadjibou Soumaré mooy plan wu B bu PDS te léegi yaa ngi wax ni président Abdoulaye Wade daf leen jàngal politique bu sell. waaw dëgg la xam nga ñun ay ndaw Abdoulaye Wade lañu man su ma la waxee loolu suñu carrière politique yëpp ci PDS lañ ko def donc ñu ci bëri xam ñu ci biir PDS le président Cheikh Hadjibou Soumaré créé démocratie et république coow li bëri na nag. plan B PDS moom li mu si wax leer na nee na moom du plan B kenn te ñun ñi nga xamante ni jege nañ ko xam nañ ni du plan B PDS te du plan B kenn donc moom moo jël ay propre initiative am taxawal mouvement am pour jël réew mi kon donc du koo xamante ni donc vraiment plan B PDS wala waa PDS dañ nekk si ginnaawam di ko jàppale même soo gisee si déclaration de candidature am sax sooy xool image yi donc vraiment staffu PDS bi nga xamante ni ñoo si waroon ñëw sax donc gisuñu leen donc Hadjibou Soumaré ay nitam ñoo fa ñëwoon et donc ba looloo waral buzz boobu noonu déclaration bi am ak mobilisation bi nga xamante ni daf nañ ko foofu Ndakaaru yëpp génn Sénégal yëpp génn donc président romb fa gis loolu au moment où que moom fële mu doon inauguré mooy arène nationale ba. arène nationale 32 milliards yi gisul kenn. kon donc loolu war na ne ni donc sénégalais dañ ko won ginnaaw donc loolu moo waral sax ba mu xëyee le lendemain ne sax grand théâtre kenn dootu fa organiser di dara parce que moom foogul woon ni Hadjibou Soumaré war na mun a am capacité de mobilisation bu toll. mais alors nit ñooñu fan lañ jógee parce que tey ñu bëri ñu ngi wax mobilisation bi Hadjibou Soumaré def plus de 1800 places grand théâtre ba pare ñu gis ni am na ay cadre te am na ñuy wax ni am na sax ay kilifa yu nekk ci biir Thiès bokk nañu ci Hadjibou Soumaré te kenn gisagu leen. waaw mais dëgg la xam nga parti politique moom ñun ñi si nekk ñëpp duñ toog fi di ko wax am na ñi nga xamante ni mun nañ feeñ am na ñi nga xamante ni mënuñu feeñ mais en tout cas li ma lay wax daal ne la Cheikh Hadjibou Soumaré bëri na ay kàngam yi nga xamante ni Sénégal rek moo leen ñor ñi nga xamante ni taxaw nañu pour jàppale le président Cheikh Hadjibou Soumaré si bépp fànn ñooñu nag comme ni nga ko waxee donc du loo xamante ni da ngay toog fii naan diw ak diw ak diw ak diw ak diw si ñun lañ bokk. l'essentiel li nga lay wax daal mooy sénégalais yi ñoo ngi koy wuyu si ndiiraam lañ def ñëw fekk si Cheikh Hadjibou Soumaré parce que tey président Macky Sall dafa balisé woon yoonam parce que dafa jël Karim Wade tëj ko génne ko exilé ko mu jël Khalifa Sall tëj ko donc balisé na yoonam yaakaar ni moom fi mu nekk nii moom kese moo war a dem donc moo tax candidature Hadjibou Soumaré da ko jaaxal parce que lu mu foogul woon la. mais Hadjibou tey bu ñuy xool Hadjibou Soumaré dafa timide nekk na nit koo xamante ne tey soo koy xool est-ce que jàpp nga ni
moom mën na jàkkaarloo ak waxuma sax Macky Sall ci langue politique bi parce que ñu bëri dañ naan Hadjibou dafa yaru dafa am caractère vraiment ku timide la ba pare c'est un cadre est-ce que jàpp nga ni li nga gis ci langue politique maanaam liñ ci tàmm gis wala liñ ci miin bokk muy yenn wax yi wala bokk yenn kii est-ce que loolu jàpp nga ni toujours loolu yéen mën ngeen cee kii. waaw moom laa lay wax xam nga président Soumaré dafa taxaw ne moom du saaga kenn du xas kenn comme li nga wax parce que nit la koo xamante ni kenn xamee ko ci loolu dafa indi politique bu bees. mooy ñun ñëpp ñu jàppoo daal di préparer ci wàllu parrainage bi pour au moins ñu atteindre 100 000 signataires waxuñu sax 65 000 mais 100 000 signataires la ñu wut. tey comme ni nga ko waxee dëgg la bi Hadjibou génne ba léegi déclaration yi bari na nga ñëwaat rek ci situation boobu. waaw moom laay wax nee naa depuis président Soumaré ba mu déclaré candidature am ba léegi sortie yi bëri na palais bi yëngu na parce que yaakaaruñu ko woon noonu comme ni ma la ko waxee li ñu gis keroog le 22 daf leen a jaaxal léegi comme li nga wax 1800 places mu fees dell ba si biti fees cela veut dire que kon capacité de mobilisation boobu yaakaaruñu ko woon si président Cheikh Hadjibou Soumaré au moment où que le président Macky Sall jaar na fa di dem ci arène nationale loolu maa teg sama bët ba mu rombee dem y avait que les policiers donc ba muy romb sax ay jeunes ñoo taxaw sol t-shirt Hadjibou Soumaré donc moom mu dem ci arène nationale ba gisul kenn gis ni grand théâtre fees na dell bon ba ñu xëyee le lendemain mu yónni ay ministre am ay conseillers am ay député am ku ne di wax naan Hadjibou Soumaré lii Hadjibou Soumaré la lay mais Hadjibou Soumaré loolu yëngalu ko parce que ba mu taxawee grand théâtre dafa ne man du ma saaga kenn du ma xas kenn mais nag ñoom comme amuñu argument parce que au moment où sénégalais yi soxla ndox bi ñu naan mënuñu jox sénégalais yi ndox au moment que tey jii nga xamante ni président Macky Sall scandale yi bëri na Sénégal Prodac moo ngi fi barki dem gis nga Mame Mbaye Niang démissionné la def ñu jëlaat ko poste moo ngi fi kenn ku si ne fi mu nekk nii kudd moo ngi fi donc scandale yi bëri na scandale pétrole baa ngi fi et donc tey scandale yi nga xamante ni moo am Sénégal bëri na trop kon donc ñu leen si interpellé ñoom nañu wax si loolu maanaam li ñu war a wax dafa bëri et donc nañu wax si ndox mi li nga xamante ni sénégalais yaa ngi mar ndagaaroo ngi nii parcelle barki dem gis nga leen ñuy marche donc am nañu problème yoon war nañ koo wax lu dul di attaqué benn candidat boo xamante ni da leen a sax jaaxal parce que foog nañ ni ñun jàpp nañ ni Cheikh Hadjibou Soumaré dina gagneel président Macky Sall. alors mais mobilisation boobu est-ce que tamit du woon mobilisation Ndiaga Ndiaye. non foofu soo gisee sax ay. ay t-shirt ak yooyu. parce que moom la ñu faral di gis ci langue politique yi. waaw xam nga dañ koy gis mais dama ne non loolu am fa soo xoolee mobilisation bi ay responsable nga fa gis ay mag xale yi sax bëriwuñu ay mag yu responsable nga fa gis ñoo xamante ni ay boroomi kër lañu donc da ngay xam ni fii ay kilifa ñoo ñëw toog bëriwu fa Thiès ñu si bëri jóge nañ fi dem te ñu jóge Thiès ay kilifa lañu ay responsable lañ te ñuy fàttaliku ñu leen fàttali aussi tamit Thiès fii mooy basam Cheikh Hadjibou Soumaré fii mooy basam fii la dëkk Thiès bi mais Hadjibou ñun gisaguñu fii activité boo xamante ne tey def ngeen ko ci fan ngeen toll parce que tey Thiès même déclaration bi sax ñu bëri ñu ngi doon wax yenn Thiès waaye ne vraiment gis nañu doomu Thiès yu bëri bëgg jiite Sénégal parce que xam-xam bi mu ngi fii bu ñu xoolee Idrissa Seck bu parti réew mi fii la nekk bu ñu xoolee Hadjibou Soumaré Cheikh Hadjibou Soumaré wax nga ko carrière am vraiment mu nekk cursus boo xam ne cursus bu am solo la mais bu ñuy xool aussi juge Ibrahima Hamidou Dème bi nga xamante ne juge Dème mu ngi fii mais également Ngounda Fall Kane ñoo ñëpp ay doomu Thiès lañ mais dañoo gis ni déclaration yi ci médias yi la ëppee que sur le terrain. non ñoo ngi travail sur le terrain. booy ñoo ngi travail sur le terrain parce que li ma lay wax rek mooy travail bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon liggéey looloo waraloon sax gis nga mobilisation boobu nga gis Grand Théâtre parce que durant xam nga Cheikh Hadjibou Soumaré peut-être am na ñi nga xamante ni le 22 la wax officiellement candidat la mais ñun xamoon nañu candidature am avant le 22. depuis kañ ngeen ko xam. bon xam ne at ñaari at. non matul ñaari at bañ ko xamee yàggul ay weer rek la moo taxoon ñu doon travailler di seeti nit ñi fii Thiès seet nañ fi ay kilifa yu bëri vraiment seeti ay guddi ngeen di dugg ci rukk yeeg yooyu quoi yenn kilifa yeeg ñooñu. waaw amuñu heure guddi bëccëg suba ngoon heure bu ne dañuy dugg ñun tooguñu benn yoon. mais xam ngeen Thiès moom mooy jafe-jafe bi. parce que bu ñuy xool lépp luy door Thiès lay dooree tey révolution yu bëri
Thiès fii la dooree yàgg na moo jiitu suñu juddu mais tey ñi nga xamante ne tey mooy parti réew mi ñu gis xalifiste yi ñu ngi fi vraiment Thiès bëri na ak tamit li muy APR aussi ak Benno Bokk Yaakaar parce que bu ñuy wax gis nañ ni léegi vraiment activité yi day bari coow li day bari mu mel ni Thiès daal fu mu ne nii ku nekk yaa ngi fipp rek pour xëcc ko def ko sa poche. waaw Thiès moom xam nga noonu la musa mel si politique parce que Thiès dëkku politique la loolu yàgg na ñun dañoo judd fekk ko fi donc soo gis ndawu Thiès sax day mën a politique Thiès maanaam xale bu gën a ndaw rek dafay mën a politique parce que ñun dañoo judd fekk suñu papa yi wala suñu maam yi suñu kilifa yi daal di politique ñu jàng ñu topp seeni tànk si politique loolu waral Thiès bëri sax ay candidats et donc ñun nag li ñuy wax mooy ñun tout sauf Macky Sall waaw Thiès moom xam naa ni tout sauf Macky Sall ndaxte candidat yi fii lim yëpp kenn ku si ne dafa taxaw pour jàkkaarloog le président Macky Sall et donc daal li ñuy wax daal mooy nañu jàppoo ñun ñëpp parce que ñun ay Thiessois lañ tey suñu sañoon présidence de la république bi ñëw Thiès ndaxte Thiès li nga wax la rek lépp luy xew rek Thiès lay xewee kon nag jot na tey Thiessois yi am président de la république jot na ñun Thiessois yi ñun ñëpp ñu jàppoo bokk ndey ak baay ñu daal di ànd ak le président Cheikh Hadjibou Soumaré fal ko mu nekk jiitum réew parce que am nañ yaakaar bi nga xamante ni moom lañ am si moom di su jëlee réew mi dina ko teg si yoon. alors tey yow ci staff bi nga bokk ci mouvement démocratique et république démocratie et république tey gis nañu Ngoné Ndoye nekkoon fi ancien ministre vraiment am benn carrure boo xamante ne ak posture internationale mais aussi dégg nañu ñu ngi wax ay rumeur ne wuy jëkkëram sax kontaanul ci ànd bu ànd ak Hadjibou Soumaré barki démb génn nañ encore ni CENTIF ñu ngi topp Hadjibou Soumaré ci 8 milliards de francs CFA yi nga xamante ne jàpp nañ ni dafa lëbëjoo li ni mel mu mel ni rek moom taxaw na pour jàkkaarloo ak Macky Sall mais dafa mel ni am na leneen loo xamante ne mu ngi ci suuf. non mais comme li nga wax Ngoné Ndoye responsable la ñu ngi koy féliciter parce que jàmbaar la si liggéey bi wax dëgg yàlla jël ay responsabilité malgré ak lépp lu mun a xew man loolu sax du ma si kii lu bëri parce que dossier li ma si xam bëriwul diggante moom ak jëkkëram rek loolu c'est privé et c'est familial donc li may wax daal mooy engagement am ak détermination am si côté président Cheikh Hadjibou Soumaré loolu dañ ko siy féliciter. di beneen bi si des mooy wàllu CENTIF xam nga Hadjibou Soumaré mu ngi fi nekk directeur du budget nekk fi directeur général des finances nekk fi ministre du budget nekk fi premier ministre dem fi UEMOA ba ñëw liggéey carrière ba mu jeex mu taxaw ne man candidat laa rek ñu ne dañ koy yóbbu CENTIF ñu ne dañuy wax CENTIF mu ñëw si kaw c'est-à-dire su nekkul woon candidat kon du ñu wax CENTIF mu dem mu traqué ko bu fekkoon dafa toog rek noppi ne man du ma candidat kon Macky Sall du yónni CENTIF nañ ñu traqué ko comme tey nee na moom candidat la te comme Macky Sall moom daa bëgg a xoxatal ñi nga xamante ne ñooy ay adversaire am jël na ñuy tëj tee leen ñii mu leen di xoxatal di leen dugal si ay kaso Hadjibou Soumaré du ko ñu xoxatal Hadjibou Soumaré kenn mënu koo waxal dara l'homme zéro faute lañ koy wax koo xamante ni maanaam zéro faute moom kenn mënu koo waxal dara liñ koy wax naan non loolu moom saway seen imagination la rek pour jéem a naxasal xelu sénégalais yi te xamul ni sax ñoom sax retour moom la ñuy defal sax promotion parce que tey suñ defee loolu c'est-à-dire pour wax ni rek candidature Hadjibou Soumaré la ñuy jéem a tilimal daal. alors très bien mais tamit dañuy wax zone ouest bi yéen a ngi fi ak ay adversaire de taille parce que bu ñuy xool Thierno Alassane Sall bu mouvement République des valeurs moom it y a aussi ñoom Docteur Pa Amadou Ndiaye bu APR Ngouda Fall Kane ñoom it ñu ngi ci concorde bi ba léegi ci zone ouest la tey ban taxawaay la ci Hadjibou Soumaré di am ci wàllu massification. waaw si wàllu massification ñooñu ñi nga tudd ñëpp suñuy frère lañu Thierno Alassane suñu frère la ñoo dëkk benn. mais alliance mun na am. alliance mun na am. ñun loolu la ñuy ñaan sax tey dañuy lancer appel suñu frère Thierno Alassane mu ñëw ànd ak grand frère am Cheikh Hadjibou Soumaré ndaxte ñoo dëkk benn koñ et donc amuñu benn xaarma yàlla donc loolu la ñuy ñaan di ko ñaan si bépp candidat bi nga xamante ni yaa ngi fii Thiès. mais loolu dina nekk problème de parce que bu ñuy xool Thierno Alassane am na base parce que mu ngi liggéey bon gars yi ñu ngi liggéey te gars yi toujours dañuy wax rek jiitu bi
moo leen di gënal parce que yenn candidat yu bëri li nga xamante ne xewoon na fii en 2009 ñëpp gis nañ ko même 2012 Benno Siggil Sénégal li ko explosé mais est-ce que jotul laata loolu ngeen di dem di toll foofu tey bu ñuy wax ci natt bopp muy parrainage sànq yaa ngi koy wax ne ngeen da ngeen di xeeb sax 1% bi ñu wax muy kii bi yéen da ngeen dem sa 100 000 signataires li ni mel est-ce que base Hadjibou Soumaré dafa jéggi Thiès. non base bi jéggi na Thiès base bi jéggi na fi. parce que mais am ngeen ay comité fépp quoi. ñun taxawal nañu suñu parti bu yàgg. base bi romb na Thiès. romb na Thiès mais Abdou Mbow bàyyiwu leen ci de parce que moom am na ay kàddu yu mu yëkkati. non Abdou Mbow moom président Soumaré du moromam ndax Abdou Mbow amul base ñun xam nañ ko fii la dëkk amu fi base amu fi nit mënoo nekk 3e vice président assemblée. nekk xaw ma 3e personnalité de l'État yow amoo base fi nga dëkk donc moom lan la mun wax. mais bàyyi li nga wax nag Abdou Ba am na base au moins parce que mu dëkk muy ay jàmm ngeen muy ay kii gars yi élection yi ñoom ñoo gagné gars yi am nañ base non xam nañ lañ def ba gagné Abdou Mbow gagnéwul foofu ñun xam nañ Abdou Mbow xam nañ ko démb xam ko tey kon xam nañ ko bu baax a baax maanaam moom. président Soumaré Cheikh Hadjibou Soumaré am na ñi nga xam ay ndaw yi nga xamante ne tey ñoom ñoo jàkkaarloog ay Abdou Mbow fii Thiès mais du moom mooy wax ak Abdou Mbow. mais Abdou Mbow personnalité la ah. 3e vice-président assemblée nationale. mais amagul conseil municipal ah. mais man mun naa ne 3e président de l'assemblée suñu gagné présidence bi 2019. mais mun naa nekk loolu. wala ma nekk leneen ak leneen. loolu ça veut rien dire parce que Abdou avant ñoom ñuy jël pouvoir lan la woon. lan la woon. journaliste la woon liggéeyul woon sax man au moins maa ngi liggéey je suis fonctionnaire. alors mais tey Hadjibou Ndiaye bon wax nga ko sànq li la convaincre ci Hadjibou Soumaré mooy ay qualité am peut-être ak ni mu mel mais tey yéen lan ngeen gis loo xam ne Sénégal doxul ba tax yéen ñëpp tey ngeen sóobu ci langue politique bi wala ni nguur dafa neex rek ba tax ku ci nekk rek bëgg ci xalam. non du nguur dafa neex sax c'est-à-dire Cheikh Hadjibou Soumaré mënoon naa toog parce que yu mu occupé yëpp su toogoon dina dundal njabootam li mu soxla yëpp mu am ko parce que liggéey na fi ba dem au plan international moom si boppam moo toog gis ni dëkk bi ni muy doxee neexu ko tey suñ jëlee train express terre du jël def si presque 1000 milliards mais loolu ndaxte la au moment où que yow sa askan amuñu ndox bu ñu naan mais loolu aussi maanaam réew mi ba pare foyantew bi nga xamante ni am na si réew mi parce que soo gisee si discours am wax na ko maanaam liberté yi nga xamante ni ñoo ngi koy salfaañe maanaam léegi nit ki amatul sañ-sañ wax amatul sañ-sañu jëf ndaxte yaa ngi xalaat sax soo waxee sax ñu yónni yoon dal sa kaw parce que gis nañ ko si le cas de Khalifa Sall gis ko si le cas de Barthélémy Diaz tey moo ngi si prison ba léegi si ay wax si ay kàddu kon dañu bëgg a wax ni ñun politiciens yi ñun daal waruñu wax Macky Sall li mu bëgg mooy ñun ñëpp ñu noppi bàyyi ko mu am 2e mandat te loolu du yomb du nga ko bàyyi parce que réew mi moo yàqu réew mi moo toll foo xamante ne tey suñu jógul am suñu fulaak fayda Macky Sall mii ñu jàkkaarloo dafa nar a salfaañe élection yi jaral na ko sax yàqate élection yi wala sàcc élection yi pour mun a gagner mais loolu du nga si bàyyi. alors ku mel ni Maodo Malick Mbaye di président Gëm Sa Bopp moom yëkkati na ay kaddu di wax ci wàllu ndox mi ne depuis 15 ans benn gouvernement def lu investissement bu am solo ci wàllu ndox mi ñu justifié ni Macky Sall mu ngi def KMS 3 ku mel ni ñoom Ablaye Dieye ñoom ñëpp ñu ngi àddu ñoom Siré Dia ñu ngi wax ci wàllu kii bi mais tey Hadjibou suñuy wax tey sànq wax nga ko ci wàllu li nga xamante ne moom ngeen gis luy doy ñu ngi vanté le plan Sénégal émergent ci biir Sénégal yépp ci monde rural bi PUDC Puma programme yooyu bëri na mais est-ce que yéen tey am ngeen programme boo xam ne di ngeen ko présenté parce que maa ngi fàttali sax docteur Djibril Sarr moom it moo yore ànd muy alliance pour une nouvelle direction mu ngi wax ni day ñaax sénégalais yi pour que ñu xool d'abord le profil du candidat ba pare xool programme am balaa ñu koy fal sénégalais yi war nañ egg si foofu parce que bi sénégalais yi commencé voter quand même yàgg na lu tey donc yéen est-ce que tey ci wàllu programme yooyu. non ñun xam nga bu dee profil candidat comme fi nga daanale profil candidat su ñuy wax profil rek Hadjibou Soumaré moo fi ëpp moo fi gën profil parce que poste yu mu occupé Macky Sall occupé wu. mais foo bàyyi Idrissa Seck. non bon
Idrissa. Idi maire de la ville de Thiès. waaw président du conseil départemental. nekk fi premier ministre. waaw nekk fi ministre d'état directeur de cabinet du chef de l'état. am na profil xam nga Idi suñu frère la ñoo bokk dëkk Thiès bokk lu ñuy wut ay dañuy ñaan yàlla kenn ku si nekk la ngay wut soo ko jotee yàlla na la jig moom présidence lay wut ñun aussi ñuy wut présidence kon ñun ñëpp ay Thiès waa lañ comme ni nga wax sànq. te yéen ñëpp vous êtes de la même formation libérale. nous sommes de la même formation libérale ñun ñëpp ay libéraux lañu. Abdoulaye Wade moo ñu formé. Abdoulaye Wade moo ñu forgé ñun si Abdoulaye Wade la ñuy xool si moom moo ñu jàngal politique. loolu waral sax nit ñi naan Hadjibou Soumaré plan B PDS plan déedéet parce que digganteem ak Abdoulaye Wade dara mënu koo yaakaar parce que Wade da koo jël vraiment daf ko comme doomam bu ñu gën ko maanaam di ko conseiller mais nag wax dëgg yàlla Hadjibou Soumaré si wàllu programme nga ñëw parce que moom conseiller économiste la kon sooy wax programme Macky Sall programme yi mu teg yëpp mais économiste yi ñoo ko teg du moom moo ko teg day woowee économiste naan ñu naan ko dafa lii dafa lee programme yi banque mondiale yi mais yooyu économiste yi ñooy toog kon Hadjibou Soumaré doon na koo xamante ni tey ñun sénégalais suñu gisee un économiste bu mel ni moom war nañu ko mën a jël jox ko réew mi parce que programme yi ngay wax ay PUMA ay PID ay tur la rek maanaam tur la rek man dama yaakaar ne foofu sax ay lekkaay xaalis la maanaam dañuy jël seeni militant wala ñi nga xamante ne ay responsable APR lañu liggéey ñu defuñu dara ñu jël leen dugal leen ci programme yooyu ñuy am ay millions. alors très bien jafe-jafe bi gën a tar bi nga xamante ne tey Hadjibou Soumaré bu nekkoon président de la République ci Thiès wala ci Sénégal yow ban jafe-jafe nga gis ni moom la war a njëkk a saafara. waaw président moom su ñëwee ci xëyu ndaw yi parce que wax dëgg yàlla Sénégal kuy wax rek xam ni ndaw yi am nañu problème mu xëy. war na fexe ba ndaw yi xëy parce que président Macky ba mu faloo dafa sénégalais dañoo amoon yaakaar si moom ba mu taxawee ne dina def 500 000 emplois par an te ba léegi gisuñu ko kon donc ñuy wax président Hadjibou Soumaré bis bu faloo mu fexe ba ndaw yi am xëy beneen bi mooy secteur informel bi ñu fexe leen organiser les marchands ambulants les tailleurs ñoo ñëpp cordonniers yi kenn ku si ne ñu fexe ñu financer la nga am dara. mais waxuma comme façon financement bi nga xamante ni waa APR dañ koy def maanaam soo bokkul si ñoom rek duñ la jox dara te ñun ñëpp ay sénégalais lañ tey jii man APR su doon def programme sax pour financer man en tant que sénégalais am naa si droit voilà am naa droit dem fa am si finance parce que sénégalais la mais déedéet affaire partisan lañ koy def donc soo bokkul si ñoom duñ la ko te président Soumaré loolu yëpp da ko fi bëgg a jëlee maanaam tabax Sénégal boo xamante ni ñëpp ñoo yem du am xàjj ak seen. maanaam kenn ku se ne lay sa capacité lay sa mën-mën dina fexe yow ba nga nekk si loolu noonu. jafe-jafe bi gën a tar ci Thiès cheminots yi di ko wax bis bu ne ñu def ay caravane mooy chemin de fer chemin de fer ne nañu boîte boo xamante ne dee na te ñëpp xam nañu Thiès dañ ko doon dëkkale ne ko benn dëkk ñaari gaar tey mu nekk jafe-jafe bi nga xamante ne tar na lool mais est-ce que tey yéen amu leen ci xalaat ci chemin de fer. waaw chemin de fer moom Thiès moom sooy wax rek chemin de fer moo tax ngay wax parce que kër goo dugg fii rek am na cheminot ndaxte Thiès dëkk cheminot la benn dëkk ñaari gaar bon li ñuy wax rek mooy ñu fexe ba sukkaliwaat chemin de fer ndaxte comme li ma la wax sànq rek 1000 milliards yooyu ñu jël daf ko si terre bi su ko defoon si chemin de fer kon mu dox ligne Dakar Bamako bi war na mën a doxaat. train yi nga xamante ne ñun daan xale dañ daan gis train di jóge Dakar di dem ba Ndar da nga daan jóge fii gaar yooyu yëpp da doon dund mais léegi gaar yëpp dee nañ gaar yi dund mooy fii train ICS bi di jaar ak train jogo bi surtout si zircon bi parce que foofu tamit faw ñu laal si parce que population yi nga xamante ni tamit ñoo dëkkee foofu gisuñu seen bopp si zircon boobu noonu ñëw te train bi chaque jour mu def fi aller et retour kon donc moom laa lay wax man la gaar yooyu mooy dox mooy gaaru Lam-Lam gaaru Tivaouane ba Dakar nga dem ba Mekke ñu jàdd dem seen kii te ñun temps yooyu daan nañ gis train bi di jóge fii di def ay ngin ngi neew Tamba mais yooyu yëpp amatul dem ba Mali vraiment mu waroon nañ def raa yoo xam day dem sax ba Ziguinchor. très bien Hadjibou temps bi ñu joxoon jeex a tàkk lan ngay tàggatoowee. waaw may tàggatoo di wax ni di tàggatoo di nuyu waa démocratie et république yëpp. di ñaax militants yi ak responsable yi si wàllu parrainage bi comme maa ngi la koy wax sànq comme état bi moom dañu yaakaar ni
ñoom si parrainage bi dañ si maanaam téye ay adversaires ñun ñu ne nañu am nañu dañ leen di défier nañu wut 100 000 signataires di ko ñaax démocratie et république yëpp bépp responsable ak fépp waaye mun di ne parce que ñoo ngi si diaspora bi aussi di nuyu waa diaspora bi kenn ku si nekk fa nga nekk rek nga fexe lu mu néew nga am fukki signataire wala su ko ëppee mun na ko ëpp waaye bépp militant boo xamante ni war nga mun a indi fukki signataire en tout cas daal défi bi daal mooy 100 000 signataires pour le président Cheikh Hadjibou Soumaré pour ànd ak moom fal ko au soir du 24 février 2019. mbokk yi xarit ñu doon sant suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon dalal Hadjibou Ndiaye nekk responsable ci mouvement bi nga xam ne mooy démocratie et république bu Cheikh Hadjibou Soumaré mi nga xamante ne rek fu mu toll nii naalam mooy nekk président de la république bu Sénégal jàkkaarloog Macky Sall en 2019 li ni mel dañ ci xam naa ni daañu ci ànd ci yeneen plateau ak yeneen émission pour gën a mën a yaatal rek ci li nga xamante mooy langue politique bi muy ci kujje gi wala boog ci pouvoir bi li ni mel dañ leen di jox dig daje rek ci beneen numéro incha allah